Omar Bun Xataab sa gana ngoog. Souka ñu ngi lay fay bu baax a baax di nuyu ñëpp di leen ziar di am mbégte dalal fi tey jii monsieur le ministre Farba Senghor jiite mbooloom askan wi. bokkoon ci parti démocratique sénégalais moom Farba Senghor Farba ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre. waaw Omar maa lay nuyu di nuyu mon frère ami Sagne Yow ak Souka ak ñi toog ci plateau bi yëpp ak sénégalais ñuy setaan ci biir réew mi. ak ci bitim réew. di rafetlu teewaay bi tey jii ñu fas yéene nag waxtaan. Farba Senghor bu ñu ko waxee yaa ngi naan mbooloom askan wi mais ñëpp dañ koy collé ak PDS kon dañuy njëkkee ci PDS ak ndam li Karim Wade am ca Monaco tey benn yéenekaay nee na toll na ci fukk ci ay ndam yoo xam ne tey jii ban ko atee ci CREI ba léegi tëj ko ginnaaw ba ne dañ kaa bàyyi mu génn réew mi ñi ne exilé ñi ne leneen fu nu dem fu ne rek dañ naan CREI gan ko atee baaxul waaye tamit nanu ko atee ba ñu composé woon mbir mi sax baaxul. est-ce que jotul tey ji nag li mu waxoon te Nations Unies digale woon ko mooy ñu revoir procès defaat ko est-ce que jotul nag léegi. waaw président Blay dafa doon wax ne pour dëggal la Farba yaay man maay yow parce que àdduna bi yëpp yow yaay wax ñuy nattable wax ji ci man la jógee wala ci yow la jógee donc kon Farba ak PDS nee noon nag kenn mënu leen tàggale nee na fépp fu PDS taxaw war nga fa mën a taxaw te kenn mënu la faa génne doom bi nag moom a génne mooy Karim Wade Karim Wade ndam li mu am sama diggante ak yàlla wax de dama bañ ngeen ni dama farfarloo mais ndamu kasaara la ndamu kasara waaw kasaara mooy loo xam ne amul njëriñ dafa dugg ci ngelaw rek naaw dem xam nga li ko waral xam nga CREI yi presque amatul sax ci àdduna bi parce que yi institution de Bretton Woods yi mooy Fonds monétaire international Banque mondiale ñoo ko taxawaloon pour ñi nga xam ne dañuy war a gérer alalu réew mi jógee woon ci privatisation yi ñu defoon bi ñu sensé système bi ñu yoroon jëm ci système de globalisation et de liberté loolu moo indi woon CREI ñu jëmale woon ko ci réew yi nga xam ne ñoom ñoo war a jël changement boobu loolu moo tax CREI amul ci réew yu mag yi réewu Europe yi amul ci woon réew yi amul benn réew bu ko am léegi nag réewu Europe yi ñoom ci seen système judiciaire ni ñuy àttee dañuy wax ne àtte boo xam ne àttee nañu ko ci beneen réew juridiction bi ko àttee méngaloo ak bi nekk si ñun danañ ko nangu mooy comme étudiants yi rek équivalence de diplôme yi soo amee diplôme Sénégal soo demee France wala nga dem Angleterre dañuy seet école yi amul tollool pour que suñu lay jël ñu classé la loolu moo tax Karim Wade jugement bi ñu ko jugé baax na Sénégal comme diplôme bi nga xam ne nit am na ko ci école Sénégal mu baax fi waaye su demee réew moo xam ne amu fa équivalence ngelaw la fa donc loolu amul njëriñ xam nga Karim fi mu yàqalee boppam mooy bi ko CREI wooyee walla daf ñu woo mu ne CREI waru leen a jugé haute cour de justice moo leen war a jugé li kes nag seen fayda moo leen koy may su ngeen demee ne leen du ngeen leen tontu waaye tant que kenn jógewut ci haute cour de justice ñoo woo leen man maa njëkk a dem tontu woo yow kay da nga dem rek colonel bi ñëw ñu ànd ak ñi kii bi yónni procureur bi ñu toog gars yi laaj ma ba sonn may leen du ma leen tontu parce que waral leen maa laaj dem leen andi ki ma war a laaj Karim si boppam ba ma ñibbee ñu nettali ko ñu jox ko convocation ba avant muy ñëw dafa ne bàyyam may ma su ma demee ma tontu président woo ñu ne léegi ku mu neex nga tontu ma ne ko man kay béywee na mbuus man ndigal laay dégg man wax nga ma bàyyi faal laa egg naa nanga ma ko waxee noonu laa ko defee ñibbisi naa maa ngi nii Karim dem jàkkaarloo ak colonel gendarmerie bi nga xam ne moo yore woon affaire bi lam njëkk a ñëw sëgg ne ko avec tout le respect que je vous dois c'est-à-dire fàtte na ne moom ministre bu mag la woon gars yi ne moo yoroon jaww jaak ci suuf ak ngelaw léegi yëpp man bi léegi yaa ngi may wooye monsieur le ministre su fekkoon ne affaire dama ko fala kon kenn du ma ko wooyeti donc ba mu yeggee mu dem yegg bu sukk ci kanam gars yi de jàpp nañ ko gendarme yeeg policiers yeeg gars yi atteeg yëpp comme bukki ak gaynde la ci àll bi
suñ la gisee nga yox-yoxi rek yow jeexal nga loolu moo tax fa mu bàyyee loxoom mooy fa mu ñëwul taxaw jàkkaarloo ñoom ak dignité wan leen ne leen du ma leen atte mais mun bu dem ñu atte ko ñu laaj ko mu tontu téeméeri question ak ñaar fukk la tontu yam tontu woon colonel ba moom la ñu yóbbu ci procureur ba moom la ñu yóbbu ca instruction ba moom la ñu yóbbu ca tribunal ba mu xamee ne fi mu toll nag caaf xëm na mu ne dootuma tontu. mais monsieur le ministre amatul njëriñ xam na tey jii ñu wax sa dëgg-dëgg nag. waaw avec respect bi ma am ci yow yëpp. CREI yi boo nee ni ñu ko attee Sénégal baax na CREI yi amul bu la attee nga dem layo ji ko feneen renversement des charges de la preuve benn nan nga mën a ñëw ne nit ki li nga yor wan ma fu mu ne maanaam nit ki boo koy topp sàcc da nga naan ko lii nga sàcc mais doo ne ko demal génne li nga sàcc benn. est-ce que CREI yi fii ci mim réew dem ba nguur gi egg ci dogalul nan réformer CREI yi nguuru Macky Sall ñoo ko wax Aminata Touré wax ko fi kon CREI boobu baaxul bi ñu ko attee. waaw dama ne. baaxul waaye att na ko pare te nangu woon nañu atte ko. dafa waroon a bañ ne bu ma kenn atte ci loolu. konoon tey jii ni man lay def wala gaa yaa ngi di ko wëri feneen moo ki dugal boppam dégg nga mais Monaco moom lu mu fa doon laaj Monaco wóor na la ne ay milliards a nga fa yu fa Karim dugal. est-ce que Karim liggéey na liggéey boo xam ne am na milliards yu mu fa dugal ñoom waxuñu ne ñoom France du Belgique du beneen réew kenn waxul ne Karim sàccul de kenn waxu ki ne Karim denc fa xaalis waaye dañu ne comme ki ko àttee amul fii kon xaalis bii mu fi denc mun leen cee jot waaye xaalis baa nga fa loolu la xaalis baa nga fa su fa xaalis ba nekkutoon. mais ban audience nga mës a gis ci àddina loo xam man ci Karim Wade rek la xam gisagum Sénégal audience boo xam ne procureur bi fa nekkoon di Aliou Ndoye en pleine audience lañ ko dàq yónnee ko leer na ko dàq. nan la waaw kooku ku la fal moo lay folli. mais waaye damay laaj. est-ce que xaalis am na Monaco wala déet ci li nga dégg. non loolu wóoruma ma. déedéet est-ce que su fa amutoon kon nan la Sénégal damay laaj xaalis ba fa nekk. mais bu fa Sénégal demee mais ñu ni ko am nga jël parce que du rek Monaco moo ko wax dem nañ fi Luxembourg dem nañ fi ONU dem nañ fi CEDEAO maanaam. Sénégal mënul dem fu mu yóbbu Karim Wade ñu ni ko ni nga def baaxul mais est-ce que jotul la nguuru Sénégal wàccoon teg dogal yooyu. dama ne la dogal bii pays dañuy souverain. gis nga affaire de ONU moom bu leen ko fi wax affaire de ONU moom du dara naxante la. Israël ñaata yoon lañ ko condamné ci affaire digganteem ak Palestine. Amérique ñaata yoon lañ ko condamné ci jëf ju ñaaw ji ñu koy tuumaal ne moo koy def ci àdduna bi ñaata yoon te loolu nag nekkul ay kii de nekkul ay recommandation ay décision bu assemblée générale de l'ONU. France ñaata yoon lañ ko condamné at affaire boobu amul kenn ko ci topp condamnation ngelaw la loolu c'est la politique politicienne amul benn njëriñ condamnation boobu dégg nga loolu amul njëriñ de damay laaj yow est-ce que Sénégal yow mosoo dégg ñu ne Palestine condamné nañ fa Israël sa diggante yàlla na wuyu ma non du ma tontu. mais doo ko tontu man maay laaj quoi. wala yaay laaj waaye xanaa tam kay comme da nga maa invité kay su ma laaj question bu ndaw boobu rek man nga ma dimbali rek nga tontu ma ci rek waaw jéem a ci tontu rek non du ma ci tontu waaw dëgg li ma la bëgg a expliquer mooy l'essentiel xam nga ne pays yi gën a mag dañ leen di condamné Sénégal sax am na fu ñu ko condamné foo xam ne mos ko respecté Mauritanie Gambie yëpp loolu du dara loolu affaire u naxante la sur le plan international moo bindoo noonu mais Karim daal li am solo ba am solo mooy fii mu toll amatul benn droit civique et politique dafa waroon a fexe ba ligganti loolu nag yàgg naa koo wax day xeex su mënta xeex mu dem waxtaan ba génn ci waaye nekk ci biir pax mi naan man gañe naa mënta ñëw Sénégal te France ga mu juddoo yaayam nekk fa ay yaayam nekk fa yaa ngi dégg ay càmmiñ yaayam nekk fa kenn déggul mu dem fa est-ce que Macky Sall moo ko tere ne ko yow bul ñëw bul dem France Karim mu nga ca la ko neex c'est-à-dire que Sénégalais yi ak journalistes yi nga xam ne sax dañuy wax naan dañuy wax loo Karim da ngay dégg tey ñu ne gis nañ ku jege Karim moo wax nangam wala Ablaye Wade moo wax nangam journaliste bu dëkk Sénégal Ablaye Wade nekk Fann Point E Karim Wade nekk Qatar nga am looy wax laajoo ko kenn lu may Samba Boy boo xam ne benn mu nga day wëndeelu di dox ñëw nga woo ko nga bind ko doo wax turam sax nga ne moo ma wax nangam est-ce que loolu en na maana ça journaliste investigation la ñu ko laaj Ablaye Wade dafa daan dem France
woo ma Ahmed Aïdara ne ko kaay woo na ko ci ay réew yu bëri woo na Ahmed Aïdara ñoom baan woo na leen fi ak ñeneen ak ñeneen est-ce que Karim waratoon a am fayda boo xam ne su amee lu muy wax réew mi mu woo ñooñu Qatar bés bu da nga dégg benn waaye mu ne Karim Isla dem naa Qatar gis naa Karim wax naa nangam pourquoi du ko def c'est-à-dire que Sénégal dañu war a am fayda kenn ku nekk la ngay liggéey ak fa nga dëkk ak na ngay doxee noonu lañ lay jàppee man damaa bëgg journaliste yi ñuy laaj Karim te bàyyi jaar nañ ci diw lii nag Sénégal juge na ko pare daa war a ñëw mu toog mu waxtaan mais bañ ko disqualifié ba léegi yéen est-ce que mën ngaa dégg Sandiogou ba depuis élection présidentielle ba léegi pour ku la wax ne la Karim wax na ci rajo wala Karim wax na ci télévision soo ko dégg waaye fekk ne Sénégal ñor na ko yow ñu ngi wax affaire courant bi ñu ngi wax affaire coronavirus ñu ngi wax affaire gerte gi ñu ngi wax affaire yeneen waaye du ki dugal loxoom wala mu dugal ci gémmiñam mais Sénégal yi ñoo ko nekk bu war ko defal campagne c'est-à-dire loolu dañu war a Sénégal yi dafa am dignité ay Njaajaan Njaay ay Lat Joor Jóob mais ay jigéen ci Sendeer mais kama waaye ñooñu dañu am dignité d'accord léegi monsieur le ministre bon gis nañ ni kii bi nga xamante ne bi def nga ko expliqué ci mais man benn problème mooy sama problème Karim Wade li Omar wax daan gi nga xam ne daan nañ ko ci Sénégal te Sénégal tamit dafa am ci ay kuréel yoo xamante ni bi bokk na ci biir réew mi nekkut réew mu isolé rek yor mbirum boppam te feneen fu ñu dem Karim Wade am ndam dafa mel ni kon ñun tamit sunu lii nga xamante ni moom lañ ko attee nangu nga baaxul gi moom defe naa nangu nga ko parce que nee nga yow ba nga fa demee sax nee nga leen du ma wax waaye lam wax moom moo ko dugal même bu ko dugalee tamit te ñu jàpp ni baaxul defe naa ni war nañu ko woon a nangu rek fi mu toll nii ñoom seen jël parce que mënuñu fu ñu dem ci àddina bi ñu ne leen Karim Wade am na ndam. waaw jàpp ne atte bi la atte du atte yoon. waaw yoon dafa ne mën nga demander ñu réviser sa procès. mais xam nga da nga war def am nga élément nouveau yu bees. yu war ne yow liñ la tëjee du yoon. mais indi ko ni ko tegal Sénégalais yi. waaw daal di dugg demaat tribunal ne attewaat leen ma. d'accord mais xanaa du yéen a koy di ko waxal. pour mu am procès. non ñun waxaluñ ko ñun. wax su ma nee yow boole moo leen ci. d'accord damaa wax Sénégal yi nga xam ne. waaw ñoom ñooy waxal Karim. waaw Karim waroon a mën a jëfal boppam. waroon a mën a def procédure pour ubbi procès. wala mu dégg ñu ngay waxtaanee ca dialogue ba mu ñëw taxaw ne man de lii laa soxla. yéen wax léegi lan moo gis seen xalaat Sénégal yi su ko defee. ñi ànd ak moom. ko ànd ak moom ne ànd ak moom wala mu ne damay xeex nag contre gouvernement bi mu taxaw ñëw jiiti xeex. voilà léegi man bon dama bëgg a ñëw ci PDS ñu ngi ci Abdoulaye Wade lancé na defe naa lu ne jëm ci wàllu njaayum carte geeg yooyu est-ce que tamit monsieur le ministre yaakaaroo ni yow ak xam nga li nga expliqué ci Abdoulaye Wade ak tamit ni la nit ñi di xoolee ci Abdoulaye Wade ak sa diggante ak Abdoulaye Wade ni mu demoo woon est-ce que tamit jàppoo ni tamit wax dëgg fa yàlla malgré que ni Karim Wade mën na def loolu mais est-ce que depuis loolu jéem nga fexe tamit yow ak Abdoulaye Wade jàmmoo waat ba nga war a mën a dellusiwaat ci parti bi parce que ku la gis rek xelam Abdoulaye Wade lay daj. dëgg la waaw gis nga fi mu toll nii. waaw day am ñuy jógee ci àll ba. ñëw di ma wër rek pour gis ma parce que mënuñoo gis Abdoulaye Wade ña fa nekk xamuñu leen. ña nekk ci Abdoulaye Wade. ñu nekk mag ñi nga xam ne ci àll bi ñoo yoroon PDS. depuis ay fanweeri at jëm ñeent fukki at amul kenn ku leen xam. donc man dañ may wër ne ma kaay yow yaa Abdoulaye su ma ne man génn naa dañ maa dàq ñu ne ma kenn mënu laa dàq li ngeen di wax kenn mënu laa dàq ni ñoom lañ may wax kenn mënu laa dàq kon loolu xam nañ ne Farba mooy Abdoulaye Wade gars yi sax nanguwuñ ne am naa problème ak Abdoulaye Wade may leen aw moo problème ak Abdoulaye Wade nag dëgg-dëgg doom ji moom laa amal problème kon jekkoon na man ak Abdoulaye Wade suñu affaire yi yëpp ànd dox waaye magu Touba yi nga xam ne ba ma demee ci di jaale Aïdara Sylla waajuram wi wàññeeku ñoom dañu ñëw ñu ne bëgg nañ Abdoulaye Wade lool waaye Abdoulaye dafa def njuumte ndax su tukkee fekk waa këram xuloo jàppante ba am ñoo xam dañ leen génne Farba Senghor ak dàq Pape Sambou Abdoulaye ba mu ñëwee daf leen waroon a woo def yëfu kilifa daal ne yéen kat ba ma sama gannaaw lañ leen dàqee donc jéem ci wasu àq su fekkee ne mënu ko dara sax mu ne kon mënuma ko dara yéen dem leen waaye waru leen woon a seetaan mais yéen doom yi tamit est-ce que dem ngeen ci moom tamit yéen ñi nga xam ne yéen ay doom yi mënuñu fa dem dañ lay toroxal non demoon seeti ji xam nga yow tey Farba boo jógee dem di seeti ji Abdoulaye Wade yaakaar naa ni kenn mënu laa té pour nga gis Abdoulaye Wade xam nga gars yi waaw li waaye da wax rek mu ne
waa xay PDS yi dañuy am ay caay-caay ay caay-caay ñuy làqoo yoo xam ne alors kenn xamul loolu nu muy manifesté woo donc man daal sama dignité mayuma ma ànd ak Abdoulaye Wade di fanaan ak moom guddeeg bëccëg lu mu bind man maa ko bind fu mu taxaw man maa fa taxaw wala bokk naa ci ñi fa taxaw ba ma ko xamee ba léegi ñu xëy dàq ma mu mel ni existé wu ma dama yaakaar rek kon ñun dañu jël rek comme ñoo xam ne utiliser nañ ñu comme chiffon pare nañ ñun sànni nañ ñu loolu moom moo tax mais su fekkoon Abdoulaye dafa jëloon initiative mu ne ma Farba yaag Pape Sambou sama ay doom ngeen lii xew moom dëgg-dëgg metti na ma damaa bëgg ngeen ñëw ñu toog ñu waxtaan mais su ko defee ñun duñu mën a ñàkk a toog ak Abdoulaye Wade waxtaan Abdoulaye Wade toog fa mu toog yëgul ñu ànd ci li doom ji bëgg ah mais quand même ñun tam xanaa kay vraiment su fekkee am nañ benn dignité bu ndaw mënuñoo daw dem ci Abdoulaye naan ko Abdoulaye dañuy saraxu pour ñëw parce que li ma def Abdoulaye defal nañ ko Abdoulaye Wade ñun bàyyi faalu nañ ko ba Sénégal gépp xam ne ñun bàyyi faalu Abdoulaye Wade lañ def nañu la ñu waroon def yoo xam nga ne combat yi doon am ci devant journalistes yi Farba Senghor moo doon waxuma yeneen sax moo doon xeex combat yooyu lu nekk la daj ci plateau yi xeex bi rek loolu rek ak li ñuy xeex ci mbedd yi Farba dem na ci ñaari yoon comment teg ci mu defal Abdoulaye Wade tamit defal leen tamit lu leen kenn defalul waaw loolu Ousmane kii dafay wax ne Souleymane Ndéné dafa ne dégg naa nit ñi naan Abdoulaye li mu defal kenn defaluñu naam Abdoulaye defal nañu waaye fekkoon ne ñun ñoo bokkoon ci gën a yaafuus ànd ak Abdoulaye Wade ci année yi mu gën a difficile ba nga xamee ne Abdoulaye Wade ku amul mérite du la jox dara ndax Abdoulaye Wade nag c'est un homme très rigoureux koo xam ne lu muy def daf koy seet diggante bi ñu amagul alternance mais bi ñu amee alternance ba nit ñoo dugg ci nag ba yàq ko Abdoulaye di jël n'importe qui mais bu njëkk ku amul fayda mënuloo li ngay def Abdoulaye Wade du la jël kon ñun li ñu am dañ ko mérité gis nga ñun bi ñu daanoo bi ñu gagné alternance bureau Abdoulaye Wade man Farba Senghor maa ci nekkoon ak Dioum professeur la woon boo xam ne mi ngi dëkkoon Diourbel ak Amadou Sall non Amadou Touré bu Ndar ak Alioune Diop ak man Farba Senghor ñoo fa nekkoon lettres yu bëri lettres yi Abdoulaye Wade njëkk bind yëpp 90% yi maa ko bind parce que man administration laa nekkoon dama xam lettre administration yëpp maa ko bind mais gars yi dañoo bëgg ci dem ba jeex ba man maa fa des donc c'est-à-dire que ñun compétence moo ñu bàyyi woon ci kanam Abdoulaye Wade dégg nga député yi bi ñu nekkee assemblée nationale man maa fi premier assistant dëgg bu wér parlementaire ci Sénégal mais su ka am nga question ndax man maa doon wuti di leen jox waaw c'est vrai que ni nekkatoo fi nga xam ne rek moom moo di parti démocratique sénégalaise mais gis nañ ci journaux yi ki nga xam ne rek moom moo di maître Wade relancé na parti bi ci njaayum carte yi li nga xam ne rek mooy pour préparer élection locale yi ak législative bi mais surtout pour jëlaat li nga xam ne rek moo di nguur gi est-ce que yaakaar nga ko ak at mi mu am Abdoulaye Wade moom jëlaat nguur gi su koy wax parti bee ba tax mu koy wax yaakaar naa ne yow su fekkee ne da ngay wax da ngaa bëgg a dem Sandaga il faut nga am oto bu la yóbbu soo demee jël welo wala nga jël oto boo xam ne leer na leen la su génnee fii dañ koy puus doo yegg Sandaga PDS fi mu toll nii waaw oto la boo xam ne puus taalu ko je te dis vraiment ñoom nee nañ am na doole de fi mu toll di PDS xam nga waaw kiy jaay carte yi ki ko yore ñu ko jaay waaw Saliou Dieng la tudd Saliou Dieng mi ngi nekkoon Biscuiterie fa la nekkoon dégg naa fa la nekkoon boo année 2009 xam nga 2010 la dugg ci parti bi mais 2013 la ko Sayer Tambédou mu jiite jeune marchand ambulant yi waaw Sayer la ko boole ak Karim Wade ca biir kaso ba ndax daraan wër amoon na kër mais mënut a gis Karim ndax boobu nit ñi dañoo bari woon Karim day ñëw tànn ñi nga xam ne xam na leen mu dugal leen donc 2013 moom la dugg la miinante ak Karim xaw ma nag fan la jaar ak Karim ba mu dem ba Karim jël yëpp teg ko ci loxoom te mouvement la yor mouvement donc système bi bàyyam taxawaloon waaw muy parti bi am ay secteur am ay section am convention ba fédération mag lépp nekk fa da ko ne ñukk fale jël kooku teg ko foofu c'est-à-dire amul expérience boo xam ne
jaar comme ñoom Lamine Thiam ma fa nekk nga ne moo yoroon loolu mu nangu ko ci moom wala Ablaye Faye bi nga xam ne ñëpp xam nañu ne loolu yàgg na ci moom ñun moo ñu ko jàngal ñoom ñëpp ñu dindi leen ñu sànni leen ñu teg kooku c'est-à-dire dama la wax na ne bëgguñu dem fenn dañu bëgg loo xam ne moom moo neex Karim Wade pour que ñi fi nekkoon ñu rey doonu leen indi ñoo xam ne Karim moo leen teg donc lii man maa la ko wax du mujj fenn parce que du mujj fenn am na ñoo xam ne ñi nga PDS nee nañ ma du ñu génn PDS mukk mais nañ ma kooku du fa taxaw ñëw seen dëkk wala nga leen kaay leen d'abord xale la amul expérience ci parti bi man dama daan formé commissaires yi man maa doon secrétaire généralu formateur u parti yi en 1991 Khady Dieye bi nekk Guédiawaye moom moo doon présidente bi donc ñun dañoo jaar ci école de formation ak ñoom Lamine Thiam dañu xam lan mooy parti xam nan lañ koy defee mais quand même fi mu jëm nii du dem fenn. mais Farba mais léegi ñu bàyyi PDS nag wax yéen si seen àlli kale yéen ñu wër Macky Sall est-ce que nag bu dee bi bëgg ngeen ko rek te yàlla tax doo leen ko wax Macky defal benn mandat ñaari mandat balaa liy dal Ablaye Wade di la dal seen parti mi ngi bëgg a tas mais comme boo ko APR du ma la dugal si seen parti mais maanaam coowal mandat bi Macky Sall wax ci mu leer comme Alassane Ouattara Sénégal mën a nekk ci jàmm ak salaam ba nu ëllëg ñu am beneen président ak fu mën a jóge parce que Ablaye Wade mos na ko mais jigu ko pourquoi moom ay nitam ku ci mel ne Mbaye Ndiaye Mouhamed Dione ak ñeneen bëgg ko poussé ci mu bëgg am ñetteelu mandat. xam nga Ablaye Wade dafa ñëw ni lii laa bëgg a def Sénégal yi jóg mu dama ko yóbbu assemblée moo indi histoire ba. est-ce que Macky da ngaa dégg mu ne la man lii laa bëgg a def. Macky Sall wax na ak sénégalais yi nangu ñi ko bëgg a dégg nañ ko ñi ko bëggul a dégg bëgguñu ko dégg c'est-à-dire man li ma jàpp ne mooy gis nga ñi fi dàq woon ba jëlee fi Ablaye Wade ña nekkoon ci réew mi di coalition ci suuf ak ci kaw ba jëlee fi président Ablaye Wade les mêmes ñoo fi nekk ñoo fi bëgg a jëlee président Macky président daa man daal li ma ko wax mooy dañ ko fal pour mu liggéey ba muy ñëw dafa wax programme lii daa bëgg a liggéey na liggéey loolu mandat bi heure boo xamee dem nañ ba mu des juróom benni weer comme ni ko Ouattara defee su boobaa mu jàkkaarloo ak sénégalais yi ne man danaa bokk wala du ma bokk. mais dafa war a bokk c'est-à-dire que wax ji dafa da ngeen ko war a non parce que da ngeen opposition bi dañu amul lu ñu wax. c'est débat boobu du débat opposition yéen waa parti am rek ñoo ci wax opposition ba léegi dégguñu leen ci opposition ñoo ci wax parce que yéen leen di laaj. waaw Macky moom moo leen fal. moom moo leen fal ak décret dañu war a moytu doole décret parce que décret ku la ko fal moo lay folli. ñi nga xam ne Macky Sall dafa leen fal dama leen waxoon démb rek. képp koo xam ne borom kër gi nee na lii laa bëgg yéen commencé ci yéen borom kër gi fii li mu bëgg. ngeen ne ko yéen du ngeen ko def. yaru borom kër gi dana leen dal. donc loolu na leer. waaw mais monsieur le ministre balaa ngay parce que affaire corona bi nag moom communication beeg noo ngi jàngatee mbir mi parce que temps bi defe naa Omar ñu ngi ñuy signalé ne ñu jeex na. waaw coronavirus bi moom. waaw. lëmbee na àdduna bi. waaw. te sénégalais yi ñi ngi ci àdduna bi fu nekk ñu ko fa. rawatina Italie man def naa ne bëreet wuñu Chine sax nekk am nañ Chine. ñu nga Italie. waaw ñu nga Espagne. waaw. Italie mooy deuxième bi nga xam ne. moo ko ëppale moo ko ëppale. am na ay régions entières yoo xam ne dañu leen confiné Lombardie. ak Veneto. ak Romagna Emilia dëkk yooyu yëpp. dañ leen ne du ngeen génn du ngeen dem. réew yu bëri tëj nañ seen aéroport yi ne seen avion yi bu ñu dem. muy ay Russie muy ay Israël ak muy ay Autriche ak réew yu bëri ne nañ bu fa seen avion. bu mu duggati Italie bu avion jógee Italie dugg fi kon xam nga ne mbir mi garaaw na donc comme mbir mi garaaw na te réew yooyu ñoo ñu ëpp système de santé sénégalais yi d'abord ñaari yëf moo am li nga xam ne wàllu gouvernement la ak li nga xam ne wàllu nit ñi lañu wàllu gouvernement mooy dañuy def ay recherche seet naka la ñuy trouver luñ ko faj sunu institut yi nekk fii comme Pasteur ak sunu docteurs yi nekk en relation ak yeneen nekk ci biir réew yi parce que mbirum coopération la. ñu def loolu ba pare ñu wax nit ñi li ñuy bañ. ne na nit ñi raxasu na nit ñi. et cetera mais li am solo ba am solo mooy nit ñi seen bopp
ñoo war a déglu ñu yore réew yi recommandation yi def ñu topp ko parce que suñu ko deful bés bu ñëwee Sénégal day ñaay Sénégal waaw man loolu laa ci bëgg a wax parce que affaire bi garaaw na garaaw boo xam ne foo xam ne Italie presque ay fukki junni nit man dal nañ leen fa ay 631 personnes dee nañ fa fukki téeméeri junne ak fukki juróom-ñeent ci àdduna bi dal na leen ah presque ñu monsieur le ministre suñu temps jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw yéen maa ngi lay gërëm bu baax di la sant di gërëm nag mon ami et frère Sadio ak toujours Souka ak sama jigéen bi di leen wax ne rek maa ngi leen di sant yéen ñëpp ñi nga xam ne da ngeen may seetaan ci fii ci réew mi ak ci bitim réew waaw nañu gën a góorgóorlu rek parce que nag président su fekkee ne gagné na mandat moom moo war a gouverner ñi opposé tam war nañu opposé wu waaye dañu war a bokk ci construction nationale kenn ku nekk seet li nga xam ne moo gën ci réew mi nga jël ko nga jébbal ko li nga xam ne d'accord ci nga ne ko man d'accord ma ci mais lii mooy ci sama xalaat waaye di reetee rek su yàggee dañuy tardé te añ bi du sotti. jërëjëf monsieur le ministre Farba Senghor président mbooloom askan wi ñu koy jaajëfal bu baax a baax am mbégte nag ci teewaay bi mais aussi ak OFG ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax su ka ñu bàyyi la rek nga wéyal waxtaan bi. jërëjëf Omar Boun Khatab Gueye ak jërëjëf ki nga xam ne rek moom moo di Farba Senghor yaakaar naa ne leer na nañ te waxtaan wi am na solo lool donc dañuy dem fi nga xam ne rek moom moo di régie daal di jëli sunu tampon indi show ànd ceeg ki nga xam ne rek moom moo di Fatou Dieng Salla.